salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nekkandiku tuuti gaa yi ñëw ñu commencé waxtaan wi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare bu baax. xam naa liñ bëgg a waxtaane tey mooy lu jëm ci wàllu carte d'invitation. tey ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi am mbokkam wala xaritam bu nekk Sénégal mu bëgg ko defal invitation pour mu ñëw ci dëkk bi. sëñ Lamine Dieye ñu ngi lay ziyaare bu baax. Saliou Diaw ziyaare bu baax. Sëriñ Juga donc tey li ñu bëgg a indi ay leeral mooy ki nga xam ne dafa nekk Espagne am mbokkam wala xaritam bu nekk Sénégal wala bu nekk daal faneen mu bëgg ko invité mu bëgg ko defaral li ñuy tuddee carte d'invitation. ci loolu lañ bëgg a indi ay leeral waaye indi itam ay leeral ci yoon yi nga xam ne ki nga xam ne dafa nekk Sénégal bëgg a ñëw Espagne mooy yoon yi ñu jàpp ne moo gën a baax te moo gën a wóor pour nit ki voyager. seguidores yi nekk Sénégal lu ci bëri dañu nuy sëñ Xaalim Thiaw maa ngi la ziare bu baax ana waa France. ñi nga xam ne dañu nuy seguir ci Facebook bi te nekk Sénégal lu ci bëri dañu nuy wax ne bëgg nañ ñuy waxtaan itam ci wàllu visa yi maanaam ki nga xam ne dafa bëgg a ñëw Espagne ci ban yoon la war a jaar ba mën a am visado maanaam am visa ñëw Espagne ci yoon woo xam ne yoon bu légal lay doon yoon boo xam ne itam du ànd ak benn jafe-jafe wala benn coono. donc tey ci ñaar yooyu lañ bëgg a waxtaan mooy carte d'invitation mooy lan, ki ko bëgg a defar lan lañ koy laaj, ci ban yoon lay jaar, ak su fekkee am na ay conséquences yoo xam ne mën na ko cee fekk conséquences yooyu lan la. loolu mooy point bu njëkk bi. waxtaan bi itam comme niñ koy waxee mooy képp koo xam ne am nga question bu jëm ci li ñuy waxtaane man nga ko poser, man nga bind yónnee ko, bu ñu ko gisee dinañu profiter tontu. donc loolu mooy premier point bi. deuxième point bi dafay jëm ci ki nga xam ne dafa nekk Sénégal bëgg a ñëw Espagne lan lañ koy digal, ban yoon la war a jaar ci yoon yi nga xam ne moo gën a wóor wala moo gën a gaaw pour nit ki jaare ci ba ñëw ñëw Espagne ci voie boo xam ne voie bu légal lay doon. donc loolu mooy ñaari points yi ñu bëgg a waxtaane tey. kon carte d'invitation li mooy jëkk a leeral rek mooy ñu xam ne carte d'invitation ki ko am tekkiwul ne bu ko amee rek bu demee dañ koy may visa, déedéet. maanaam lenn la ci requisitos yi nga xam ne dañu ko koy laaj ngir mu mën a am visa pour ñëw Espagne. donc loolu lu jar a xam la. tey ñu bari dañoo jàpp ne bu ñu amee maanaam lettre d'invitation rek bu ñu demee taalal ko ci ambassade bi ci consulat bi dañu leen di jox visa ñu ñëw. demeewul noonu. lu am solo la nag, maanaam lenn la ci li ëpp solo li nga xam ne ki bëgg a ñëw ci dëkk bi war na ko am wala dana ko yombal ak ñëwam pour mu mën a ñëw Espagne. donc loolu lu ma doon leer la lu jëkk may dugg ci waxtaan wi. carte d'invitation kan moo ko mën a am, maanaam kan moo ko mën a defal nit. tey képp koo xam ne da nga nekk Espagne am fi kër gi moo xam alquiler la, maanaam kër goo loué la, moo xam kër goo jënd la, ñaar yooyu bu mu ci man di doon rek man nga defal nit invitation pour mu ñëw Espagne. ñu bari itam li leen di préoccupar mooy medios económicos. loolu kenn du ko laaj ci carte d'invitation. tey carte d'invitation ki nga xam ne dafa dem di ko sollicitar kenn du ko laaj ay medios económicos am, maanaam duñ la laaj sa contrat de trabajo, duñ la laaj sa ay nómina. donc loolu ça n'a rien à voir ak carte d'invitation. parce que ñu bari dañuy bëgg parfois di inviter nit mais dañuy jàpp ne bu ñu demee dañu leen di laaj loolu. donc loolu bokk ci. il suffit tout simplement que nga am kër, moo xam kër gi da nga koo jënd, moo xam da nga koo loué rek,
man nga invité képp koo bëgg invité pour mu ñëw fi. li ñu lay laaj mooy lan tey ki nga xam ne dafa bëgg invité nit pour mu ñëw Espagne li ñu koy laaj bariwul lu yomb la. booy dem police bu passé sa document bi nga yóbbaale muy sa NIE wala sa DNI li ñu lay laaj mooy sa contrato de alquiler wala título de propiedad bi mooy këyit buy wane ne kër gi yaa ko loué ci sa tur la nekk wala yaa ko jënd ci sa tur la nekk donc loolu mooy li ñu lay laaj ak sollicitude bi nga xam ne danga ci expliquer ne diw mii kat man maa koy invité bëgg mu ñëw fii bëgg mu ñëw ci man seet si ma wala mu ñëw visiter dëkk bi wala yaa xam li ngay allégar donc sollicitude boobu moom ngay présenter ak sa contrat wu kër moo xam da nga ko jënd wala da nga ko loué bu dee da nga ko jënd título de propriété bi ngay présenter bu dee da nga ko loué contrato de alquiler bi ngay présenter ak sollicitude bi nga xam ne itam ki ngay invité passeport am bi nga xam ne tey bu doon ñëw ci dëkk bi ca lay moom lay yóbbu ñu may ko visa passeport am boobu photocopie bi dañu koy soxla léeg-léeg yenn officina yi duñu la ko laaj dañu lay laaj rek ay datosam mooy datos yi ngay rejenar ci sollicitude bi waaye yenn officina extranjeria yi seetlu nañu ne léeg-léeg dañu koy laaj donc li gën mooy bu dee da ngay invité nit mu photo passeport am wala mu photocopier ko yónnee la ko donc sollicitude bi nga yóbbu ak sa contrat de alquiler mooy ni ma ko waxee léegi wala título de propiedad bi ak tasa yi ngay fay tasa yi nga xam ne mi ngi toll ci ñaari tasa la benn tasa bi mooy autorisation de expedition bi 72,84 la 72 euros yu tegal tuuti la beneen bi muy tasa wu carta de invitation bi 6,36 euros la donc li ngay fay ci tasa yëpp ñaari tasa yi total bi 79,20 euros la donc loolu la ñu lay laaj amul laneen donc fi nga koy solliciter itam mooy ci officina wu extranjeria yi tey képp koo xam ne dëkk boo mën di nekk ci Espagne police nationale bi fa nekk fi nga xam ne tey boo demoon di renouveler wala ngay dugal sa kayit fa ngay dem foofu ngay dem bu dee da ngay solliciter carte de invitation tramité bi itam du yàgg lu ci ëpp benn weer lay doon bu dee ci yenn dëkk yi tey fu ci mel ne Madrid léeg-léeg mu dem ba ñaari weer wala mu ëpp ko mais du mat ñetti weer donc loolu ci tënk mooy carte de invitation tey képp koo xam ne dafa bëgg a ñëw Espagne am ku fi nekk soit ab xame la wala xarit la wala mbokk la mën na la defaral carte de invitation te jafe-jafe du ci am liñ ciy dolli itam mooy ñi nga xam ne dañuy def sollicitude bi mënul ëpp ñetti weer tey ki nga xam ne dafa présentar carte de invitation bi sollicitude bi bu fekkee daf ci def lu ëpp 90 días dañ koy dénégar parce que estancia bi maximum 3 meses la donc diir bi gën a gudd ñetti weer lay doon donc loolu mooy li aju ci wàllu carte de invitation bi ki nga xam ne itam tey dafa nekk Sénégal ba nga ñëw Espagne am xaritam wala mbokkam wala ku mu xam ku fi nekk mu defal ko loolu lenn la rek ci yi nga xam ne moom lay itteewoo pour mën a am visa pour ñëw Espagne bu loolu jàllee li ci ëpp solo loo xam ne war na ko am moom mi nekk Sénégal ba nga ñëw fii mooy xaalis bi maanaam medios économiques yi tey bu ngeen xoolee ci njalbeenu waxtaan bi wax naa ne ki nekk Espagne duñu ko laaj dara duñu ko laaj ndax yaa ngi liggéey ndax am nga contrat ndax nangam li ñu koy laaj daal mooy këram ce qui veut dire que ni ki nekk Sénégal di ñëw kon lim fii dunde moom la ñuy bëgg mu wane ko mu démontrer ne kat bu ñëwee ci dëkk bi diir bi mu fii def am na lu mu am na lu mu mën a yore boppam am na fu mu dëkk parce que invité nañ ko waaye am na lu mu mën a yore boppam ci diir bi mu fii def loolu itam ni ñu koy calculer tey ki nga xam ne dafa nekk Sénégal bëgg visa bu fekkee am na carte de invitation bi mooy lettre d'invitation bi bi ñu changé maanaam bi ñu subiree salario minimum interprofessionnel bi ak léegi dañ ko yokkaat léegi mi ngi toll ci maanaam 90 euros par jour 90 euros par jour noonu lañ koy calcul bi gën a yomb maanaam 10% wu SMI bi moom la waa consulado bi di exigir salario minimum interprofessionnel bi 10% yi donc loolu 90 euros la par jour su fekkee da nga fiy def tey benn weer da ngay multiplier 90 euros par 30 daf lay jox 2700 euros bu dee da nga fiy def ñaari weer 2700 euros yooyu da nga koy multiplier par 2
donc ni ngay xamee daal li ñu lay laaj boo demee ci consulat bi li ñu lay laaj ci xaalis maanaam sa relevé de compte li nga war a wane ne am nga ko noonu nga koy calculer da ngay calculer ne benn jour bu nekk rek 90 € la ñu la wax ne la moom nga war a wone donc bu dee 30 jours nga fi am 90 € multiplié par 30 bu dee 60 jours nga fi am noonu nga koy calculer ci nombre de jours yi nga xam ne moom ngay am ci dëkk bi donc loolu moo jëm ci wàllu carte d'invitation mu am loo xam ne nag lu jar a leer la parce que ñu bari li ñuy ragal ci carte d'invitation yi mooy conséquences yi te effectivement am na ay conséquences yoo xam ne mën na leen cee fekk tey ki nga xam ne da nga invité nit mu ñëw ci dëkk bi invitation bi 2 mois nga ci defoon wala 3 mois mu ñëw maanaam toog ne du dem bari na lu muy am yow daal invité nga nit ki mu ñëw invitation bi ngay dem di ko demander da nga waxoon ne kii bu ñëwee 2 weer la fiy def wala 1 weer moom mu ñëw 2 weeram jeex mu réer ci dëkk bi ne day toog donc lan mooy xew dans ce cas là li xew mooy yoon yow lay topp parce que yow yaa ko fi indi yow yaa dem ci police bi joxe sa tur joxe sa lépp ne kii kat dama ko invité bu ñëwee nangami fan la fiy def mu ñëw fan yooyu jeex mu toog ne du dem réer ci biir dëkk bi donc loolu am na ay conséquences yoo xam ne itam ñu bëri parfois moom mooy tax ñuy ragal a invité nit parce que ñi ngay invité la plupart bu ñu ñëwee seen intention mooy toog léegi nag bu ñu toogee moom bu réeree itam yow mënoo réer ci dëkk bi parce que am nga fi kër d'ailleurs moo tax sax nga mën ko invité am nga fi kayit am nga nangam ak nangam donc yow doo réer loolu nag am na ay daan yoo xam ne bu ñu demee ci codigo pénal bi codigo pénal bu ñu demee ci codigo pénal espagnol bi ci artículo 318 punto bis dafa wax ne képp koo xam ne xaar ma lire ko maanaam el que directa o indirectamente promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde en tránsito o con destino a España será castigado con la pena de 4 a 8 años de prisión. tey ki nga xam ne dafa yombal nit maanaam nit koo xam ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw ci dëkk bi dañuy ñëw Espagne wala ñu jaar fi jàll ci anam goo xam ne yoon mayewu ko nga dugal ci sa loxo nga participer ci wala nga yombalal leen ko loolu codigo pénal bi dafa wax ne daan yi lay teg mën na toll ci 4 ba juróom-ñetti at yoo xam ne yu kaso la loolu nag bu ñu ko waxee ki nga xam ne par exemple dafa invité nit xaritam wala mbokkam benn yoon mu ñëw daan yooyu kooku taxul waaye ki nga xam ne daal bi ñu defee investigation gis nañu ne kii moom ab yëngoom yépp mooy di yombalal ñi nga xam ne dañu nekk ci biti réew pour ñuy dugg ci Espagne ci anam goo xam ne anam gu dëppawul ak yoon la di ci dugal loxoom saa su nekk muy loo ko ki nga xam ne daf ko yàgg a def gis nañu ne loolu mooy liggéeyam kooku loolu mën na ko ci fekk léegi ki nga xam ne nag dañu wax ne wala boog dañu gis ne moom daal daf koy def léeg-léeg pour am ci xaalis kooku itam am na daan yu ko ci mën a fekk yoo xam ne woyoful parce que dans ce cas là dootul nekk délito li ma doon jëkk a expliquer délit lay doon mais bu dee ki nga xam ne dafa invité nit rek nit ki ñëw benn yoon wala ñaari yoon nit ki ñëw réer ci biir dëkk bi ñu gëstu gis ne kii kat lii du liggéeyam wala yàgg ko def loolu duñ ko jàppee délito waaye infraction grave lay doon kooku nag li ko ci mën a fekk mooy multu bi dañuy wax ne mën na tàmbalee ci 6 000 € ba egg 60 000 €. loolu maanaam loi bi bind la waaye mosuñu ko gis en tout cas man gis naa kuñ ci multu 1200 €. loolu gis naa ko koo xam ne indi na fi nit ki mu fi indi dugg ci dëkk bi ñu yónnee ko multu boo xam ne 1200 € la donc li la ci mën a fekk daal mooy loolu la plupart multu lay doon xëy na sénégalais yi en général du ñuy yëngu ci wàllu trafic yu demee noonu donc liñ ciy mën a def rek mooy indi fi sa xarit wala sa mbokk wala yu demee noonu kenn nit wala ñaar nit donc loolu li la ci mën a fekk multu lay doon boo xam ne da nga koy fay donc loolu su fekkee laaj amul loolu laa amoon ci lu may leeral ci wàllu carte d'invitation. Lamine Dieye da ngay laaj ndax précontrato
pour jóge Sénégal ñëw Espagne ndax am na ba léegi waa loolu dinaa ci mooy deuxième point bi dinaa ci def ay leeral donc yaakaar naa ne wàllu invitation bi loolu laa ci waroon a leeral bu fekkee amul lu ma fàtte bu dee am na lu ma fàtte itam wala boog ñiy déglu am na loo xam ne leerul ci seen bopp wala war nañu ko xam ku ñu contacter après dinañu la ci gën a indil ay leeral donc li ngay laaj sëñ Lamine ci wàllu pré-contrat yi maanaam jëlal Sénégal indi ko Espagne ci anam goo xam ne dafay ñëw rek am kayit maanaam dafay ñëwee kayit loolu mooy contratación de extranjeros no residentes en España donc loolu mi ngi am ba léegi maanaam d'ailleurs moo nekkoon sax deuxième point bi tey ki nga xam ne dafa nekk Sénégal bëgg a ñëw Espagne ñun bu doon dañu koy conseiller dañ koy wax ne yoon bi gën bu fekkee dafa bëgg a ñëw pour toog waxuma koo xam ne dafay ñëw pour def ay vacances wala yu demee noonu wala ay business am waaye ki nga xam ne dafa bëgg a ñëw Espagne pour toog pour immigrer si yoon bi gën a noppale te gën a wóor mooy loolu mooy mu ñëwee ak contrat donte ne xaw na jafe waaye ba léegi mi ngi am parce que yoon boobu su fekkee da nga ci jaare ñëw boo ñëwee doo nekk un clandestin maanaam doo nekk immigré boo xam ne da ngay nekk de façon illégale ci dëkk bi da ngay ñëwee ak kayit parce que contrat bi nga xam ne moom la ñu la defaral su fekkee dafa génn favorable boo demee di demander visa da ngay présenter luy wane ne da ngay ñëw Espagne pour liggéey am na entreprise bu nekk fii boo xam ne moom moo la jël dugal kayit yi mu jaar fi mu war a jaar ba yoon may la nga ñëw ci dëkk bi pour liggéey fi donc boo ñëwee da ngay am kayit boo ñëwee ci dëkk bi doo fi nekk de façon illégale da ngay mën a am kayit da ngay mën a liggéey donc yenn coono yi doo ci nekk donc mooy yoon bi nga xam ne daal jàpp nañu ne képp kuy dem di yëkkati sa alal yu bari di ko def ci tukki xañ na bu dee lu munta ñàkk la man jàpp naa ne benn yoon boobu rek moo ko jar waaye visa ak loo ci mën a daj te boo ñëwee itam nekk ci ay conditions yoo xam ne yu jafe lay doon yu metti lay doon jàpp naa ne gënul parce que ab coono la waaye yoon bi may expliquer moom képp ku ci jaar boo ñëwee da ngay am kayit te da ngay mën a liggéey mooy li Serigne Lamine Dieye moomu doon laaj li tax mu jafe léegi nag mooy dafa amee dañu ko limitaar dafa amee ay limité léegi bu jëkk daa nekk secteur yëpp mënoon nañu ko waaye léegi loi bi dafa wax ne lii tax nga man ko mooy en tout cas liggéey bi nga xam ne moom la ñu lay offrir dafay nekk ci catalogue bi ñuy tuddee catalogue des occupations de difficile cobertura mooy liggéey yi nga xam ne pour ngeen comprendre ko rek mooy bépp liggéey boo xam ne offerta bi moo ëpp demanda bi nit mën na cee defal nit contrat mu jóge Sénégal ñëw Espagne pour nga mën ko xam am na benn página web boo xam ne www.redtrabajos.es boo fa duggee tey di nga gis loolu tey bépp xeetu liggéey boo xam ne offerta bi moo ëpp demanda bi maanaam ñii ut ñu leen liggéeyal ñii ut ñoo xam ne dañu maanaam ñii ut ku leen ko liggéeyal moo ëpp ñii ut ku leen jël ñu liggéey ko bépp liggéey bu mel noonu rek ku ko am wala ku xam ku ko am mën na defaral nit contrat mu jógee Sénégal ñëw Espagne te du am benn jafe-jafe di tax mu jafe nag mooy xeetu liggéey yooyu léeg-léeg bariwul mais léeg-léeg mi ngi am tey impresario bi wala empleador bi nga xam ne moom moo la bëgg a andi mën na def ay pexe ba dugal la yow ci catégorie boobu contratar la desde Espagne nga am visado ñëw Espagne donc loolu ba léegi mi ngi am te mooy yoon wi gën pour tukki képp kuy immigré daal li ñu lay conseiller mooy yoon bi gën a noppale gën a wóor mooy yoon boobu parce que boo nee cëpp ci dëkk bi dangay am kayit dangay mën a liggéey danga fiy nekk itam ci façon boo xam ne bu légal lay doon ni muy demee mooy ki lay contratar mooy employeur bi moom dafay waaw maa ngi jégalu sëñ bi kuy seetaan gis ñuy def direct je crois que jarul ngay oote parce que téléphone bi ngay oote ci la ñuy defee waxtaan bi
donc woote bi ñu ngi jégalu mais jaru ko kuy laaj mën nga bind rek wala bu ñu waxtaanee ba noppi nga yónnee message wala nga oote. donc tey ki lay contracteur moom mooy dem ci officine extranjería bi présenter contrat bi fexe itam ba li ma expliqué woon mooy mu fexe ba lay loo xam ne dina tax ñu xam ne kat liggéey bi tax mu soxla la bariwul ci dëkk bi bariwu fi donc dans ce cas là bu duggee dinañu ko accorder dina génn bu génnee nag yow mi nga xam ne yaa nekk Sénégal ñu bëgg la indi fii jàppal ne yi ngay yóbbu mooy lu simple la mooy contrat de travail bi nga xam ne moom la ñu defaree fii officina extranjería dañu koy sajaar ñu yónnee la ko Sénégal ak sa passeport boo xam ne maanaam lu mu néew war na am 4 meses de vigencia maanaam vigencia minima bi tey passeport bi ngay dem di présenter ci pour ñu may le visa lu ëpp warul yées ñeenti weer pour mu jeex ak sa certificat de antecedentes penales mooy casier judiciaire bu Sénégal ak certificat buy wane ne amuloo jàngoro juy wàlle boo ñëwee ci dëkk bi loolu kese lañ lay laaj boo jotee visa bi itam jàppal ne balaa mat ñetti weer war ngaa dugg ci Espagne bu dul loolu visado bi dafay caducar maanaam dafay yàqu il faut nga jaaraat fa nga jaaroon pour mën a amaat beneen visa donc loolu mooy réquisitos yi daal pour mën a ñëw ci yoon boobu nga xam ne mooy ñëwee ak contrat de travail li tax mu gën nag dinaa ko expliquer tuuti xaj na Europe ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk yaa fi indi sa bopp wala nit indi la fi en tout cas lii dal sa xel wala boog yoon bi dal sa xel ci ngay jaar mais ñi nga xam ne dañu nekk ci dëkk bi xaj na am expérience bi wala ñu xam ni dëkk bi di doxee ñoom itam du aay ñu wax seen xalaat ci loolu voie clandestine bi loolu kenn mënu maanaam lu naqaree xeex la naka jekk nit ñi dañuy tukki fu nekk ci àdduna bi di jaar ci ay voies yoo xam ne yu illégal la loolu kenn mënu ko fay jële wala boog lu jafe la fi la ñu ko fekk fi la ñu koy bàyyi waaye ki nga xam ne dafay jóg di wuti dafay baax ci moom wala boog li gën mooy bépp yoon boo xam ne bu ca jaaree dana ko yombal dana ko jàpp ndalal la muy uti te dana wàññi ay jafe-jafeem jàpp naa ne lu jara farlu la mais aussi lu jara xam la Europe comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp dafa changé dafa soppiku lool dafa soppiku ngir ay sabab yu bari mën nañ ci expliquer daanaka fukki at wala fukki at ak ndàngam en tout cas depuis 2007 ba léegi crise économique bi yaakaar naa ne àdduna bi yëpp xam nañu ne c'est une réalité loolu benn la ci moo ci jiitu mooy tubaab yi la ñu doon amatuñu ko seen réew yi na mu neexee woon neexeetul noonu seen am wàññeeku na ñi dëkk ci dëkk bi sax fekk fi baax yu ci bari li wolof fi naan bay di dunde daanaka moom la ñuy def mooy comme ñun ñi rek dañuy xëy di liggéey pour mën a dund ñenn ñi sax liggéey parfois daf leen di jafe donc loolu mooy crise économique bi réalité ñaareel bi ci li tax Europe changé mooy li ñuy tuddee crise migratoria mooy immigré yi fu nekk la ñuy jóge ci àdduna bi di dugg biir Europe fu nekk la ñuy jaar donc bari nañu fi ba tubaab yi ci seen bopp jaaxle nañ ci naka la ñuy defee ak ñoom naka la ñuy def ak ñoom donc immigré yi bu ñu baree ci am réew nag dafay waral emploi bi itam dafay gën a jafe li tax muy jafe lu yomb a comprendre la mooy nit ñi liggéey boo xam ne par exemple tubaab yi dañu daan bëgg ku leen ko liggéeyal mu jafe leen trop parce que ñi fi nekkoon maanaam ci tënk rek mooy offre bi dafa ëppoon demande bi liggéey yi fi amoon dafa ëppoon foofu nit ñi fi nekk war koo liggéey léegi nag bu ñu demee ba nit ñi fi nekk ëpp liggéey bi nga xam ne moom la ñuy joxe jafe-jafe dafay am loolooy waral exploitation yi di am nit ñi di liggéey ñu leen di fay loo xam ne yoon mayewu ko amul benn loi bu ko maye waaye dañu koy nangu parce que amuñu pexe dañuy jàpp ne bu ñu ko deful duñu lekk parce que Europe aussi looloo fi am boo liggéeyul doo lekk say dépense dafay bari trop ci dëkk bi ak la nga bàyyi ginnaaw donc loolu di ñaareelu mbir boo xam ne dafay jafeel nekkinu immigrante yi ci dëkk bi
mooy bari nañu fi lool bañatuñu dara parce que su fekkee li fi am ci ay liggéey nit ñi ko mën a liggéey daanaka boo leen méngalee ak liggéey yi fi am dañuy tolloo wala sax ñiy ut liggéey ëpp ñiy joxe liggéey dans ce cas là problème day am waaye am laneen li itam loo xam ne lu doy waar la loo xam ne moo gën a jafeel nag nekkeenu immigrante si ci Europe te loolu mooy prolifération de la extrema derecha mouvement wala parti politique yi nga xam ne seen idéologie politique mooy réew mi wala réew yi ñu nekk muy Europe li fi am ci am koom li fi am ci ab liggéey li fi am ci ay possibilité ci ay opportunité ci waa dëkk bi lañ ko war a yemale képp koo xam ne bokkuñu ak moom couleur de peau képp koo xam ne bokkuñu ak moom gëm-gëm képp koo xam ne bokkuñu ak moom réew mi kooku amul place ci réew mi donc loolu ñoom noonu la ñu koy waxe te noonu la ñu koy jëfe looloo waral agressiones racistas yi bari discrimination bi bari racisme institutionnel bi bari et cetera boo koy lim doo fi jóg donc yooyu yëpp boo ko dajalee nag mu dajee ci ab dëkk mu dajee ci booy xool un peu partout ci Europe bi yëpp boo demee Italie léegi daanaka ñoo yore pouvoir bi Espagne gi gis nañu ne xaj na amaguñ kàttan googu waaye daanaka année bi ñu nekk nii ñi ngi commencé di fi am baat ñi ngi commencé di bari nit ñi ngi leen di déglu ñi ngi commencé itam presse bi ak fu nekk ña ngi fay am kàddu di wax nit ñi ànd ak ñoom itam amee idéologie boobu ñi ngi leen di may fit ñuy dal ci kaw nit ñi di leen agresser physiquement verbalement donc loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne lu jar a bàyyi xel la loolu nag bu amee toujours immigrante bi moom li waru garam mooy mu waajal boppam ñun nag lii tax suñu problème di bari ci dëkk bi mooy ñi ëpp ci ñun dañu waajal suñu bopp parce que fi mu nekk ni daanaka fépp ci Europe booy xool li ñuy tuddee mano de obra daanaka bareetul da ngay wax sax ne mi ngi bëgg a jeex mooy mano de obra mooy liggéeyu doole ki nga xam ne tey amul benn xam-xam amul benn métier bu ñëwee Europe pour mu liggéey fi dafay jafe trop lu ci ëpp ci njaay mi lay mën a nekk te njaay mi ñi ëpp ci ñun façon bi ñu koy defee dañ koy def de façon illégale doo am licence pour jaay doo am place boo xam ne da ngay jaar fi nga war a jaar bañ jox la ko donc ni ngay def rek mooy da ngay jël sa ay bagage foo jàpp ne boo ko fa tegee wala boo fa duggee mu jar nga def ko parce que itam amuloo pexe noonu nga mën a def wala boog nga dem ci yenn xeetu liggéey yi nga xam ne dañu lay exploiter di la liggéeyloo liggéey bu metti ak heure yu bari yoo xam ne benn loi permettre ko ba pare di la fay loo xam ne lu ñu la warul la fay la maanaam yoon mayewu ko waaye da nga koy def parce que da nga ñàkk pexe li ko waral nag mooy ñun du ñu waajal suñu bopp tey ñi ëpp ci sénégalais yi bu ñu ñëwee ci dëkk bi du ñu am benn préparation du ñu am yenn études yu kawe yi du ñu am itam formation ci wàllu métier beneen bi ci des itam mooy intégration dafa jafe ci ñun da ngay gis koo xam ne dafay def ci dëkk bi fukki at ñaar fukki at léeg-léeg mu ëpp ko te benn yite du ko def ci mën a wax sax wax bu jub wala li ñuy wax mu mën koo déggin woo xam ne wu jub la donc loolu itam beneen jafe-jafe la boo xam ne bokk na ci li gën a jafeel suñu nekk loolu nag bu amee ñu nekk fii ci façon boo xam ne bu clandestine la di def loo xam ne yoon wi mayewu ko ànd ak yooyu ma lim yépp ba noppi itam léeg-léeg ñu wane jikko yoo xam ne ndax suñu kilifa yi nga xam ne bu njëkk ñoo nu fi jiitoon mooy suñu papa yeeg suñu nijaay yi ñoom bu njëkk donte ne daan nañu def sax loo xam ne yoon mayewu ko muy di jaay ci anam goo xam ne doo am licence wala doo am place boo xam ne dañu la ko jox waaye jam boobu barewuñu woon bi ci des itam mooy dal gi amoon ci ñoom maanaam dal gi ñu amoon ñoom ak muñ gi ñu amoon wala sax yar bi ñu amoon ñun amuñu ko tey bu fekkee tey barab bu ñuy jaayee te njaay mu ñu fay jaay njaay mu ñuy tere la bu dee ci ñoom ci seeni jamono boo demee fukki nit nga fay fekk tey boo demee da nga fay fekk téeméeri nit wala ñaar téeméeri nit ba pare ña koy def ànd ak tàng dënn wala naqari deret goo xam ne du ñu muñ dara donc loolu bu amee nag jafe-jafe lay doon boo xam ne li ñuy recommander daal di ko dénk suñu bopp di ko dénk ñëpp mooy ñu gën a góorgóorlu ci waajal suñu bopp mais aussi ñu xam contexte bi nga xam ne ci la ñu nekk di dund ci jamono yi ci Europe yëpp nag
àdduna bi sax lay wax en général muy Amérique ak fu mu mën di doon tey da ngay gis ne discours yi nii dégg yépp ay discours la yoo xam ne yu discriminatoire lay doon ay discours la yoo xam ne yu doy waar la donc loolu nag bu amee te population yépp de manière générale boo xoolee ay nit ñu ay nit la ñuy doon yoo xam ne amuñu benn culture bi xamuñu lu bari donc ñooñu manipuler leen dafay jafe bu ñu déggee dara déggati ko rek dañuy topp loolu defe ne loolu mooy dëgg wala loolu mooy li war a am kon ñi ngi xam naa ñi ngi tënk kàddu yi foofu di yamale foofu waxtaan bi di jégalu ñëpp di leen wax ne waaw di leen wax ne xaj na li ñuy yéene leeral yëpp duñu ko mën a leeral ci vidéo yi parce que bëgguñu itam muy gudd lool waaye comme ni ñu ko xamee rek képp koo xam ne am nga lu desee leer ci li ñu doon waxtaan wala loo xam ne bëggoon nga ko laaj te jotuñu ci egg bu ñu amaatee jot ba ñëwaat beneen yoon danañ ci kii wala boo jokkoo ak ñun ci suuf incha allah liñ ci laajte rek luñ ci xam danañu la ko leeral bu soobee yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullah